leen ko doon waxee sànq ba léegi suñu gan egsi na Fadel Barro la bokk ci coalition Jàmmi Gox yi Fadel ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm. ma ne journaliste nga wala. maa ngi lay fay bu baax soxna Naata di nuyu téléspectateur u TFM yi ak ñu ma fekk ñëpp ci plateau bi. ben écoute journaliste laa woon. journaliste moom. xëy na Fadel daal dem na bàyyi ñu fi. non mais na sa xel dal. xam nga dama waxoon bi may tàmbali Y'en a marre nit ñi dañ ma wax naa ma Fadel journaliste Y'en a marre ma ñu leen. damay wëyal doxalinu journaliste ci biir Y'en a marre maanaam fexe ba yee lu ëpp ci askan wi ba ñu mën a bokk ci dugal seen yox ci dëkk bi di doxi xëy na ci langue politique gi sama démarche dinaa fexe ba wëyal doxalin boobu maanaam fexe ba di yee li ëpp ci askan wi ci ay démarche boo xam ne du ci ak parparloo kese. mais pour mu leer. ngir Sénégal gën a mën a jëm kanam parce que da ko soxla. da ko soxla. en tout cas on espère que daal bés bu ngeen demee ba nekk assemblée li ñu doon waxtaanee ak Alaaji Daouda ak yeneen préoccupation yi ñu eggee ko assemblée nationale ma bàyyi la nga door waxtaan bi ak Chérif. waaw ñu moom Fadel ginnaaw bi ñu ko nuyoo kon bokk ci coalition Jàmmi Gox bi yéen déposé ngeen seen dossier de candidature samedi ci direction générale des élections ngay am yéene nekk ab député xam naa dinañ ñëw ci élection locale yi ni nga ko doon xëccoo ca Kaolack ak fa mujj mais dañuy des ci Kaolack ak l'affaire Bébé Diarry parce que wàllu wér-gu-yaram aussi bu ngeen nekkoon député xëy na da ngeen fa teewal askan wi gone goo xamante ni gis nga ko infirmière bind ci certificat genre de mort bi ne dafa faatu. ñu yóbbu ca kees morgue ba ndekete constaté ni décédé wul ba finalement la décédé ba Papa Diagne ci wàllu yoon noo ko dundee en tant que Kaolack waa. d'abord xam nga dañuy massawu ni mu dal mais li ma waxoon fan yu néew ci ginnaaw ci li ñu génnoon ci problème mu astu soxna bi fële ca Louga moom laay waxaat te ni ma ko waxee woon bindee ko noonu la ne di demee réew mi dañuy dem ba mu mel ni lii yëpp lu bees la wala guddee la fi wala li xew alors que bés bu ne ñu ngi dund ak lii takki suñu gët te kenn du ci wax boo demee ci hôpitaux yi nga dugg ci toilettes yi rek di nga xam ne fii ak toppatoo doomu aadama des na fi. nga xool niveau de demande nit ñi maanaam ñi soxla l'hôpital nu mu bëree ak personnel ba fa nekk nu mu néewee ak personnel boobu ñàkk matériel gi ñàkk matériel bu ñu nee ba aide-soignant di def jour lu médecin ñàkk matériel ñàkk salaire yu baax ñu nekk ci pression kenn doyadiwu leen ñu doyadil leen ñoom ñooñu di liggéey ci hôpitaux yi conditions yi ñu nekk ak ñëpp ñu fay liggéey ak boo xoolee boo demee ci yéen gis nga ne waa Kolda bu ñu amee scanner yàggut dañoo jooy ba bëgg a dee ñi benn carte mémoire mooy tax seen yëf yi dox boo demee ci hôpitaux yi niveau bi mu nekk insalubrité bi mu nekkee du guléet nga ne fii nit ci ak négligence nit dee na fi mais nag Sénégal lan moo xew dañuy gis loolu yëpp ñu tekki suñu gët te dafa mel ni ci service public yëpp la d'ailleurs ñu tekki suñu gët kenn du wax saa bu amee mort d'homme ñëpp jug damay wax naan sax parfois ñun ban xeetu askan lañ. ñu jug mel ni lu bees la ku ci nekk di jooy ñu ne dañuy dajaloo def ay marche wax di ci wax ba beneen jiyee ñëw fekk ñu ci boobu ñu fàtte di. bañ doon jooy démb ubbiwaat beneen bu bees. nag faraguñu suñu ronkoñ ci astu soxna. ba tey jii problème bu Bébé Diarry ñëw. te comme la waral problème bi ci dëgg-dëgg dañ ko fay bàyyi nekkat ci wax di ko traité comme fait divers. ba xaar beneen jéey ñëwaat yeeñu ñu nekkati ci toppati ci jéey jooju di ko waxaat di wax loolu moo dal suñu askan. problème bi du problème mu affaire wëy négligence la fii déedéet dañu am suñu hôpitaux yi ak suñu xeetu doxalin. suñu rapport bi ñu am ak suñuy malade ak rapport bi ñu am ci santé ak soofantal gi ñu soofantalee bakkanu doomu aadama ci mim réew moom mooy feeñ ci réew mi. Sénégalais boo jox tuuti pouvoir mu won la ko gis nga koo ci jox tuuti gis nga sax boo takkee astagaru député. foog nga ne ñi ci des yaa leen gën nekk ci sa oto dañ la war a mbay dañ la war a ni boo leen joxee tuuti parfois sax damay tooñ gars yi ne leen sax koo ci takkal tenue xoolal takk der yi ni ñu comporté wax nit ñi da ngay dugg ci hôpital aussi médecin man xam nga comprendre naa seen problème yi xam naa ko mais boo xoolee ni ñuy doxalee man mi xam ak ni ma lay mépriser yow mi xamul léegi hôpital El Hadji Ibrahima Niass boobu quand même du hôpital mu ndaw hôpital régional la Kaolack nekk zone Carrefour maa ngi ko doon a sànq amoon nga yéene sax nekk fa maire sottiwut lan mooy difficulté bu hôpital ba cas yi ñu koy dund quand même parce que du hôpital bu ndaw ba ma ci njëkk a bind problème yi fa nekk nii xam nga ban année la 2004 la 2003 2004 gis nga article bi nga xam ne moo tax ca jamono jooju Le Quotidien ma doon bind ñu jël ma jugee ci stagiaire nekk fa contractuel ci hôpital bi laa ko bindoon te xam nga problème yooyu bu ma la ko listelee ba léegi jugu fa xam nga mooy lan surpopulation malade ci ay niveau yu amuñu personnel bu doy amuñu matériel bu doy hôpital yu Sénégal yëpp dañuy souffrir xam nga lan la
ci seen loi ci décentralisation bi la commencé ñu jël yëf yi bàyyee ko municipalité yi ak conseil départemental yi amuñu doole état bi am ay dette seen plan yu dul jeex te amul benn bu ñuy def évaluation jóge ci Sésame dal ci CMU dal ci lii te duñu taxaw fenn. loolu moo tax ba suñu hôpitaux régionaux yi ñu ngi nërmeelu te bu Kaolack moo ci gën a illustratif parce que hôpitalu Kaolack dafa amoon vocation non seulement nekk hôpital lu centre ouest nord boobu yëpp ay Koungheul Kaffrine dara amu fa mais ba ci sous région bi dañu doon jógee ci biir ay Malek ay Mauritanie ñu di fa fajo bu njëkk ba loolu moo nekkoon vocation am mais bu ñu demee ba hôpital boobu man fekkee naa fa loo xam ne su ma ko waxee nit ñi dañu foog ne du dëgg ay malade bu ñu indi mu nekk ci AVC commencé def ay crise AVC ba nga xam ne lii AVC la mu yegg si ñu ne ko jëlal ticket nga del si fi suba loolu boo ma waxee danañ gulet mais moo xew ci suñu hôpitaux yëpp parce que amuñu benn moyen de prise en charge des urgences amu fi bu ko defee mu demee bu ñëw ba suba moom mu dem ak AVC mu naan xam naa damay perte sama ñett baaraam yeeg sama partie gauche bi moom dootuma ci jotati foofu lañ toll xam nga ci mbënd ci nga baal ma rek soxna naata ma daane foofu gis nga ci Covid bi dama ko wax joytu ko di ko expliquer naan li ma gis ci àdduna muy door a xew ci àdduna ñun moom lañ dëkkee xam nga mooy lan suñu médecins yi boo demee Europe dañoo xam ne médecins yi ci Covid bi dañ doon tànn kan la ñuy faj ak kañ la ñuy bàyyi mu dee mais Sénégal loolu fi xew depuis longtemps mais ñun ñëpp ñu gëmm bu ñu ñëwee defal ñu TER ñu topp TER bi naan TER bi baax na TER bi di ci xuloo daal 1000 milliards fii lañ ko defal di ci xuloo buñ ne stade ñu ne loolu la topp ci ay coowal kujje gi nee na lii wax ji nee na lii ba fàtte dëgg-dëgg jafe askan bi lu muy dund loolu nag moo waral ñu mel ni ñun dugg ci langue bi voilà excuse-moi pour juste balaa muy boucler problème hôpital bu Kaolack bi yaakaar naa beneen aspect également war nañ ko bàyyi xel ci hôpital bu Kaolack parce que Kaolack dafa jékki-jékki nekk benn ville boo xam ne dafa yokk ni nga ko xamee nationalité yi bari na beneen mbir également mu nekk Kaolack nekk ce qu'on appelle une zone accidentogène donc mu nekk des choses yoo xam ne war nañ ko jël en compte te loolu yëpp boolewuñu ko ci yokkute hôpital bi donc tey hôpital bu Kaolack man ci sama gis-gis niveau bi mu nekk war na ko dépasser parce que tout simplement population ba attanu ko mais également la fay accidenté tey ni nga ko waxee léegi problème urgence bu amee saa yu nekk day poser problème parce que tout simplement duñu mën a jël urgence yi donc yooyu yëpp ay jafe-jafe la gis nga li ngay wax nii Kaolack dafa jugee ci population bi dafa dynamique trop aujourd'hui ñu suñu population mu ngi toll ci 298 000 habitants te boo poussé tuuti at yi di ñëw fekk ñaari at ñett prévision yi yegg na ko ci 300 000 habitants 300 000 habitants te centre infrastructure sanitaire ya fa nekk dara évolué wu ci au contraire dañuy gën di nërmeelu li nga wax ci ak caractère international bi xam nga par exemple boo ñëwee ba gàmm bu jotee lay dagg ci doomu aadama jógee Kano ci ay car ci ay bus xotti biir Afrique yëpp di dugg si jëm si biir Medina Baye amuñu benn infrastructure boo xam ne bu ñu yegsee ñii am seen tànk ñi am problème ak yooyu hôpital régional bu Kaolack bu taxatoo nag bàyyi assistance médicale mu ay jeunes étudiants ay médecins yu jug taxaw di leen assister di leen toppatoo yaa absolu amul dara pour ñoom gis ngeen jamono yi ci ginnaaw américain yi bu ñu fi agressé woon mu dee fa ndax loolu problème dee na de yàllaa ko rey waaye problème mu prise en charge bi am ci urgence bi mu yegsee dañ ko bañ a soulever parce que nit ñi ay taalibe lañ rek te loolu gàcce la ci biir réew mi. très bien gis nga. hôpitalu régional bu Kaolack. non seulement dafa manqué moyen mais dirigeants yi ñu am ak maire yi ñu am ak nu ñu koy waxeeti député yi ñu am parce que dañ leen ba existé wuñu sax parce que seen kaddu ak jafe-jafe Kaolack doo ko dégg fenn ñu wax ko ci biir Sénégal ba nit ñi mën ko dégg. mën ko fàttali. Marcel Gaaw émission voilà ça va nous servir de transition Marcel. voilà Marcel émission du waa Kaolack kese moom xam naa lim dëgg Kaolack a tax. non d'une façon plus globale d'une façon plus globale comme que justement Fadel da nga bokk ci ñi bëgg jël siège Assemblée nationale bi. gis nañ ne en général on dit que les en tout cas les politiciens des temps modernes ñoom ici au Sénégal. dañuy ngàññi rek duñu indi solution étant donné que le mal il est quand même profond dans le secteur de la santé yow naka nga jàngatee solution yi lan la ñu war a mën a def ba saafara bi mën a en tout cas indi solution durable lay nar a doon ci wàllu santé au Sénégal de façon particulière. problème mu santé de manière générale il faut que ñu revoir d'abord avant tout suñu rapport ak la santé ak la médecine de manière générale. xam nga ñun faj dafa yaatu te faj newul rek jël alcool def ci góom bi bomb ko rek xotti ko mu dem déedéet
am na sànq lu ma foog naa am na ko wax sànq ci seen njëlbeen nit ki ni nga koy dalalee faj na 50% jàngoroom. bu ñëwee nga yaatal ko waxtaan ak moom dalal xelam wan ko ne ko fii sa kër la xam nga mais tey jii boo demee ci hôpitaux yi rapport bi ñu am ak bu soignant yi am ak ni ñu war a soigner rek déjà problème la ca des xam nga ñun ci suñu coalition bi dañu am ay borom xam-xam yi ci nekk par exemple ku mel ni docteur Niang nga xam ne def na 35 ans de jàmmi yaram ñun suñu moom bi jàmmi gox yi la tudd mais mu def na 35 ans de jàmmi yaram kooku am na ci xalaat heure bu ñu waree wax ci santé ku mel ni moom dina ñëw taxaw mooy docteur Niang bu suma assistance dina ñëw wax ci parce que aussi Babacar Niang ci yéen la bokk ci ñun la bokk xam nga ñun suñu démarche politique mooy du leader bi mooy ñëw rek ne xam naa lépp lu wax naa ci xam déedéet ñun bu ñu waree ñëw ci santé docteur Babacar Niang dina fi ñëw taxaw wax leen lan la ñu takkatoo tënk ko ci suñu biir ak jàngat ko ba war a coppite élection présidentielle législative ab député mënut a régler problème mu non attention loolu mooy problème bi gis nga assemblée nationale du fu ñuy fa lañ war a waxtaanee jafe-jafe réew mi gis nga au-delà de voter loi ak contrôler assemblée nationale c'est un lieu de débat dafa nekk bërëbu waxtaan buñ fa waxtaanee wut yii du dañ waxuma ne dañ ko fay fajee de mais ñu waxtaanee ko taxul mu saafara mais waxtaan mooy indi ku nekk ci askan wi indi xalaatam gis nga bu ñu demee ba ci kanam ci biir élection yi yàlla bu ñu dimbalee bugguma sax sori bañ valider suñu liste yi ba ñu bokk ci danañ wax nit ñi naka lañ gisee nañ war a doxalee foofu parce que assemblée aussi la fa xew ci at yi ñu mujj nii di xew man dootuma ko nangooti c'est-à-dire parce que mënuñu jël institution bu mel ni assemblée nationale mu am lu muy représenter am dëkk boo xam ne aussi dëkku débat la ñu jël débat bi tuye ko gis nga li ngeen di jàmbat sànq ci réseaux sociaux yi parce que mu ngi feeñ ci suñu assemblée nationale yi boo amee ay députés yoo xam ne amuñu beneen kaddu bu ñu mën a yëkkati lu dul xaxar ak saagante amul benn débat de fond ci jafe-jafe réew mi ak naka lañ ko ciy génnee ak loi yan lañ koy accompagner ba suñu vivre en commun bi ñu tànn nekk ñun ñëpp ay sénégalais naka lañ ko mën a gën a ñoŋalee ba réew mi mën a génn ci jafe-jafe yi mu nekk jëm ci dëkk boo xam ne mais Fadel violence su jógul ci seen politique du jóg assemblée aussi parce que moom mooy transposé wu foofu rek waaw moo tax ñu ne indi jàmm gis nga violence boobu ñu seetlu ci yëf yi ci réew mi te dama ne sax violence bi day gën di màgg parce que jamono ju nekk ñu ngi poser ay graines ak ay germes yoo xam ne dafay gën a yokk violence boobu moo tax ñun ñu indi jàmm suñu mouvement bi bul fàtte ne jàmmi gox yi la tudd jàmm nag tur la boo ko bëggee mu ne melo ci askan wi da ngay njëkk a tudd tur bi di ko dox di ci wax xëy na bu ñëpp naan jàmm comme nit ñi dañuy wérdoo lu baax bu yàggee mu doon lu baax dañ koy cultiver mais jàmm jooju aussi du rek juste dañ ne jàmm pour parce que absence de conflit ou ay saagante ak bagarante dëkk bu mel ni Kaolack ak dëkk yu ëpp ci biir gox-goxaat yi métier mi fa gën a dox dawalum Jakarta la loolu du jàmm ci réew boo feebaree dem hôpital sa bakkan yaa ngi tiit loolu du jàmm ci réew moo xam ne pour nga wax ñu dégg la foog nga saaga nit ñi loolu du jàmm ci réew te du indi jàmm bu ñu ñëwee ci tey jii mbay mi ak njàngale mi situation yi mu nekk ci réew mi du jàmm te du indi jàmm ci réew mi naka la ñuy fugloo nag jàmm maanaam soppi totalement doxalin mooy suñu rapport ak politique ak naka la ñuy defee politique loolu moo waral ñu mel ni ñun dugg ci politique mais du caa gën na ak parparloo la ak fal bu doon loolu kese la amoon nañ ko ci ñoom mu gën a yombee dafa jot Sénégal ay doomam yi nga xam ne gis nañ ne réew mi ni muy doxe ak ni ñu koy doxale dana indi fitna te fitna mënta am ci Sénégal parce que Sénégal est une promesse de paix le Sénégal est une promesse de paix dëkk la boo xam ne suñuy maam dañ ñu ko bàyyil ba pare dig ñu fi jàmm ndax lan mandarga Sénégal ci dëgg jàmm la parce que amul beneen richesse bu gën a fort du dul jàmmam ba tey ñëpp di ko tudd ci àdduna te loolu pour nga xam ko da ngay xool ñu mel ni ñun ci fi ñu leen yare kër goo dem rek nañ la ñun dañ naan ñoon Sénégal dafa nekk ci kër yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo demee fee ñu ne la dëkku teranga la boo ñëwee fi ñu ne Limaamu Laay def na fi lii boo demee fële ñu ne la cardinal bi ñaanoon na fi lii mais dëkk boobu ñu bàyyi ko mu nekk ci état bi mu nekk nii tey dafa mën a wëy léegi ndax législature bii di ñëw ak gis nañ candidature yi ren jile dafa changé booy xool ak yeneen jamono yi ndax politiciens yi rek lañ daan bàyyi ñu dem mais booy xool ci législative yi ñu voilà dëgmal profil yi dafa wute gis nañ ñoo xamante ne mosuñoo dugg ci politique ñoo xamante ne am nañ yaakaar ci ñeen mu mel ni yow ak ñeneen ndax am ngeen yaakaar ni législature bii ñu ñëw buñ ci duggee sénégalais yi dinañ gis lu bees lu wute ak yi ñu fi daan gis loolu ndax nit ñi rek dañ naan législature yi weesu moom yu ko gën a nul Sénégal mosu ko am loolu la ñuy wax soxna naata xaw ma keneen de mais man ak ñi ma àndal ak suñu mouvement bi suñu kuréel gi
Sénégalais yi dinañ ci gis lu bees ci doxalin ci politique bu ma ko waxee dañ ma gëm parce que am na fu ma jaar ak ñoom. nee naa leen ci sama démarche la ñuy xool bu ñu sax xool li may wax bi ñu duggee ci langue société civile bi waxuma la Sénégal waaye Afrique gépp xam nañ ne am na coppite bu ay ndaw mën a jugee jàkkaarloog ay kalachnikov ñii yore bale ñii yore sifflet ñu jëlee fi ku mel ni Blaise Compaoré jëlee fi ku mel ni Abdoulaye Wade si jamono jëlee fi ku mel ni Kabila ca fële ca Congo parce que soppi nañ doxalin ci biir société civile biir Sénégal ak ci biir Afrique su ma ñëwee ci politique ne danañ fi soppi doxalin ci jëfin na ko nit ñi gëm te incha allah lu ci kanam raw li bët ñu ngi ubbi danañ góorgóorlu ñun ci élection yii ginnaaw bu ñu ko tàmbalee ci local yi di ko wax te nit ñi des ko dégg danañ góorgóorlu ba wàññi ne le Sénégal est capable d'autre chose Sénégal mën na leneen lu dul saagante ak okkante ak di yërëmtalu nekk fi di tàllal loxo ak di wane ne non il est temps que une génération cette même génération là nga Sénégal toujours dina am lu mu wane lu bees xëy na émission bi émission matinale la dafa gàtt mais dinañ am occasion bu gën a yaatal gën a expliquer mais bëgg nañu am configuration quand même seen liste bi kan moo ko jiitee ak est-ce que vous êtes présent ci 45 départements yi concernant majoritaire bi et puis proportionnel bi aussi ñun on a liste bi li nga xam ne laa ci mën a wax mooy que dinañ def conférence de presse aussitôt après la validation pour wan Sénégalais ñan ñoo ko nekk xam nga dem ci langue gi di bàkku xam nga jógee fi di bàkku ko gën gis naa ku nekk naan am naa lii jiw seet si na ma ñëw na fi ñun ñi ko composé dëgg-dëgg bu ñu valider liste bi rek dañ taxaw wanewu Sénégalais yi gis ko naa tuddal naa la sànq ñu mel docteur Nia mais di nga ci gis aussi koo xam ne un jeune boo xam ne depuis 15 ans mi ngi góorgóorlu nekk syndicaliste ci biir boulanger yi di fexe pour transformer boulangerie yi pour que ña fay liggéey am ku mel ni ñoom jiite gis ngeen ñoo fi porté woon tout le combat là des boulangers ñooñu di ngeen ci gis mais di nga ci gis aussi ñoo xam ne ci céréales locales yi dañuy liggéey jamono ji nga xam ne guerre ba ca Ukraine ñu ngi ñuy menacé ñun ëllëg suñu mburu dootuñu manqué dootuñu amati mburu bu doy am na ay sénégalais yoo xam ne ñu ngi góorgóorlu ba fexe ba ñu transformé suñu céréales locales yi ba mu nekk mburu moo xam ne sénégalais bi ñu koy lekk duñ ko xàmmee sax mburu bi nga xam ne bele bi ci tubaab yi la jógee ku jiite liste bi ñooñu liste bi man maa ko jiite loolu incha allah yàlla def na ne man lañ ci tabb pour ma jiite ko mais di nga ci gis mu fasantikoo benn fasantikoo boo xam ne demuñ ci département yëpp dañu dem ci 12 départements parce que nit ku nekk la nga am ngay demee marché démb soo benn grand ancien douanier la mu ngi ci biir liste bi mu ne ma faral xam nga wax jooju li ma ci neex mooy ne bu la nga am ngay demee marché boo amee fukki dërëm di nga ci am ndékki am ci añ am ci reer loolu day réduire seen waaye mu ne waaye li bon xam nga li bon mooy nga ni damay dem marché waaye ceebu jën rek laa bëgg boo deful ndànk di nga fi yóbbu million sax te doo am ceebu jën bu baax mais li nga am moom demee ko rek am nañ représentation ci 12 départements incha allah danañ fa def li ñu mën réduire chance ak augmenter ay chance du ak pal kese moo ñu tax a jóg dañu bëgg a dem ci assemblée bi pour que ñu indi beneen débat ak yeneen xeetu doxalin ak yeneen waxin ngir jafe-jafe réew mi ay sénégalais yi ko porté nekk fa di ko waxtaanee mais bañ ko bàyyee ci politiciens yi kese ñu dañu fayee ba nar a taal réew mi ci suñu kaw ñu taxaw naan pourtant yëgoon nañ ko xamee woon nañ ko defoon nañ ko loolu moom jàmmi gox yi dana ko fi jeexal ci biir réew mi ñoom ña ngay manœuvrer ñoom politiciens yi est-ce que le fait que ñuy tudd yooyu coalition yenn saa yi rek mooy yéen jàpp ni ñoom ak ñoo fi nekk boobu ba léegi un peu du leen naqari yéen ñi nga xamante ni ay naw ngeen nekk ci ginnaaw ñun ñoo décidé bañ a bokk ci benn coalition c'est important dem ci liste entité indépendante c'est important damay wax sànq sama benn xarit ma fekk fi ñu waxtaan ma ne ko suñu démarche est une critique de ce qui se passe suñu démarche ñun critique la li fi xew dafa mel ni sénégalais yi jànguñ dara ci démb 2000 dajalawuñ foon ñun ñëpp ne dañu bëgg coppite dañu bëgg coppite fal 2000 ensuite CA 2000 ensuite fal 2000 moo fal Abdoulaye Wade ana ña ko faloon ak lan lañ def ak nan lañ àndee ndax am na luñ ci jàng gis nga opposition bi fal Macky Sall ba ñuy commencé di dajaloo ci CPC la ci salon Amath Dansokho yi muy jur CPC LD CPC LDG 10 CPC mujj gi ñu dem ci Front Siggil Sénégal Benno Siggil Sénégal ba mujj jur Benno Bokk Yaakaar fan la mujj c'est un homme seul qui arrive au pouvoir et qui fait ce qu'il veut ñii mu casé leen ku nekk di xëccoo ku ci nekk di lekk ñu bàyyi soxla askan bi teg ko fële mais Sénégalais ndax jànguñ ci loolu est-ce que dañuy répéter même erreur bi une troisième fois gëwuma ko man boog du ma ci bokk te du ma ko jàppale moo tax ñu indi xibaar boo xam ne dafa nekk un programme bu leer na ñi ay borom xam-xam nang ko amul dara lu ñuy def te ay universitaire nekkuñ ci ne ay danaa la bu ñëwee ba ci biir nañ leen présenté ñu ndeysaan am na ay éminents professeurs yoo xam ne bu ñëwee suñu constitution lycée dañ ne ñun suppléant rek lañ bëgg a nekk Fadel parce que dañu bëgg a jàpp parce que dañu bëgg beneen discours on veut que ce pays là bouge à nouveau léegi Fadel loolu nag defuñu ko ci ay
nga baal ma rek ci defaraat yooyu la sànq tudd nga wàllum paj mi wér-gu-yaram bi defaraat jikko yi leneen lan tamit mooy nekk seen chantier yéen maanaam li ngeen xam ne moom ngeen bëgg a dem waxtaanee ko ci askan wi ñu soppi ko ci réew mi yorin wu bon bi ñu ngi wax ci foncier bi tamit yooyu yëpp ak yéen danañ waxtaanee dundu sénégalais yi ak lépp lu laal ci dundu sénégalais yi nga tuddee ko santé nga tuddee ko lii nga tuddee ko dëkkuwaay muy environnement xam nga dëkk yi suñu dëkk yi tey baykat yi ak ñi nga xam ne xam nga mbay mi léegi Sénégal mu ngi dox ba léegi mbayum noor mi ngi yaatu mais loolu mënatoo ko xam nga lu tax parce que xorom si mi ngi lekk suñ suuf yi avancé langue salaire da nga dégg nit ñi di ko waxtaanee boo demee fële ci booru Samba Dia tool yu bëri tëj nañ leen ndax lan xorom saan koy lekk te ñun ñu mën a dem ay Singapour am fa ay teen yoo xam ne buñ ko fa mën a jëlee xam-xam bi am na partenaires yi am na buñ ci góorgóorloo danañ am ay digue antisel ba nga xam ne seen tool yi nañ continuer di bay xindi ndox mi filtré xorom si teg ko fële continuer di bay loolu waruñ ko waxtaanee jamono ji nga xam ne àdduna amatuñ luñ lekkee gi am na sànq ku wax waxu santé ba wax waxu accidenté yi Sénégal li fiy dee ci nit ci accident kenn xamul nu mu toll civisme ak citoyenneté dañ ko war a waxtaane maanaam suñu responsabilité individuelle si jafe-jafe yu xew ci réew mi. ñi ngi dégg yàggul dara président Macky Sall ci fan yi daanaka ñaari fan ci lay toll mi ngi wax sax moom ne Afrique dañu seetlu ni suñu jafe-jafe yi gën a mat bokk na ci gouvernance politique gouvernance financière loolu moom naam moom moo jiite Union africaine. waaye mi ngi wax ni loolu il faut ñu xeex ko. loolu aussi tamit am ngeen ci ay ambition. loolu pour ñu xeex ko il faut que ñu renouveler d'abord le personnel politique. Oui. Personnel politique bi fi nekk depuis indépendance soppeekuwul ci doxalin ci népotisme ci clientélisme ci sama xarit am na ku may tooñ léegi dama république des copains ba république des copains ñun ñu ànd ñooy jëlante suñu biir di dimbalante amul ay critères u xam-xam amul critère u compétence amul critère u intégrité amul critère u exemplarité dañuy jël ay nit rek parce que copain lañ parce que moom lañ ànd ak ñëpp gëmm na ñëmm ñu topp ci ba kay. Cheikh Tidiane avant dernière Fadel daaneel avant dernière question après Chérif voilà daaneelal Fadel. Voilà on peut y aller. waaw mais déjà man damay dellu si ci élection locale yi nga bokkoon Kaolack ban expérience nga si jëlee et qu'est-ce qui te fait croire que entre temps yëf yi changé na ba nga mën a def jéego bu gën a am solo ci législative yi. gis nga en fait bu ñu demee Kaolack dañu fëgg ci bunt bi gars yi nañu yegg si leen ñu ñoo ñu jox ñu benn siège am nañu ñun benn conseiller pour man déjà c'est une grande réussite. li ma ci jàng ci expérience moo ñu tere ba gis nga d'ailleurs je remercie au passage l'équipe technique de Kaolack qui a acquis une expérience de montage de dossier de candidature bu ñu ko soxlaa fii pour national dañu ñëw jógee foofu ñëw toog teg seen bagage waa Kolda yi ñëw waa Kaffrine yi ñëw waa Foundiougne yi ñëw ñu toog taf ñu monter dossier bi parce que loolu ak xam-xam la. yaa ngi dégg expertise bi ñu ci jëlee ci connaissance. mais gis nga bul jàpp mukk ne suñu engagement politique parce que dañu am prétention que dañu war a falu wala ñun dañoo mën a wala buñ amuñu les mêmes pressions yuy politiciens yi am parce que suñu politique ñëw la. pour participer pour contribuer quelles que soient les difficultés du ak fal kese moo ñu tax a jóg bu fekkoon ne ak fal kese la dama koy wax gars yi konoon ci Ablaye Wade lay faloo ay journalistes ngeen xam ngeen ne ci début Y'en a marre amul Ablaye Wade def pour que ñu dugg ci nguuram te noppi. bu fekkoon ak fal kese la damay dem ci Macky Sall yéen ñëpp xam ngeen ne ñaata yoon la ma proposé man ak ñi ma ànd ak ay poste de ministre lu nekk pour que ma dugg ci biir Benno te noppi nanguwuma ko. bu doon ak pal kese la ma dugg Yewwi parce que tey ñëpp foog nañ ne fa la falu gën a yombee. parce que jàpp nañ ne bu dee benn fan la. muy Khalifa Sall muy Macky Sall wala Ousmane Sonko man yoreel nañ ma ko te man Fadel Barro yoreelu ma leen ko. ñoom ñoo ma ko yoreel parce que taxaw naa jàppale leen pour que ñu génn ci guute gi ñu nekkoon. donc du ak pal kese ñu tax a jóg. dañu jóg parce que il est temps que ñu poser les vrais débats ak les vraies préoccupations et surtout mobiliser sénégalais yi nga xam ne mosuñu gis seen bopp ci politique ndax doxalin bi jéppi nañ ko. muy ci cëriñ si muy ci ustaas yi muy ci waa jàngu bi muy ci borom xam-xam yi fi nekk ñu génnee xam-xam ci politique ndax lan saagaante geeg ŋàññiwante bi dem ba ñi nga xam ne seen yoxo set na ñemeetuñu ko ñu dem taxaw à côté ñu bàyyi leen réew mi ñoom kese ñu di ko foye loolu la ñu bëgg mu soppeeku parce que en définitive dañu bëgg a mobiliser sénégalais ñu réapproprier wu seen Sénégal defaat ko ñoom rek ko mun defar parce que aujourd'hui li xew tey jii jaaduwul li ci beesoon nag mooy parrainage est-ce que jàppoon nga ni ngënee loolu la est-ce que yomboon na ci yéen aussi ngeen collecté ay parrain honnêtement yombul su ma la ko waxee yombul ut nañ ci ndimbal fu ne góorgóorlu nañ ci mais on avait des équipes yoo xam ne góorgóorlu nañ li ñu mën li ci desoon mooy xam-xamu monter parrainage ñun amuñu ko woon fexe nañ ba ut koo xam ne borom xam-xam la ci loolu te am na ci expérience mu gunge ñu ci encadré ñu ci bañ mën a déposer à temps déposer nañ 40 000 et quelques mais suñu stock bi mi ngi yokk parce que diggante bi vraiment li ñu am ci stock ci toll nii jamono ji léegi tey mu envoyé na ay 6 000 ndaxte boobu ba léegi et puis am na ñu ñuy rejoindre ñu mel ni ñoom Issa
Issa Ba jugee Foundiougne indiale ay professionnalisme ak xam-xamam ci politique ak ay parrainage am xam nga les jeunes yoo xam ne Kolda en 5 jours ils ont mooy xale yi nga xam ne ñoo doon xeex pour que Kolda am scanner. ñooñu dañ sonn ci politiciens yi. ñoom jibi ñoom sonn nañ ci politiciens yi ñoom ñoo bëgg a dem représenter baatu Kolda. fële ci assemblée nationale jeunes yu mel noonu la ñu ànd ak. seen détermination moo ëpp xaalu. kenn mënu leen téye. kenn mënu leen téye. merci beaucoup Fadel on en saura davantage nga ne inch'Allah après. caution du problème caution bi ñu yóbbuwoon ci local yi. dañu ko delloo parce que def nañ score boo xam ne delloo nañu suñu caution. nañ leen ko delloo. xam nga ñu réinvestiraat ci tuuti ci biir parrainage yi pour que mun a collecte beeg yooyu après am lu ñu récupérer kenn dugal ñu dugal instant ñu ngi continuer di dajalewaat pour dem campagne mais en fait sama gars yi dañ ñu dem ba gëmal nu ñu politique alal la dañ ñu koy naxee. politique vision bu claire la détermination. ay déplacement campagne ak Fadel boo xam mooy doo ko def surtout élection nationale ni yooyu yëpp baax na. mais du loolu kese boo amee yàgg naa ko wax boo amee saret jël saret boo amul saret nga dox bu la fa avion fekkee nga jël bu la fa bus fekkee nga jël bu la fa car rapide fekkee nga jël mais gëm-gëm. da nga koy wéyal ba yàlla fekk la ci ay moyens. merci beaucoup bu may doo xaar ay moyens pour door a départ. merci beaucoup Fadel Barro jiite liste coalition jàmmi gox yi dinañ ci waxtaan naan ni nga ko waxee incha allahu rabbi jërëjëf ci wuyu si bi Fadel merci beaucoup. léegi dañuy jàll ci une l'observateur ak record.